salaamaaleykum yéen ñi ñu safoo di ñu seetaan si Mbour TV salaamaaleykum yéen ñi seetaan si suñu plateforme yi audience dellu si na tey nag diwaanu Sindia lañ demoon ki ñu seeti woon mooy Ousmane Sow nekk promoteur immobilier en même temps aussi nekk politicien di militer ci li nga xam ne mooy parti socialiste li ñu jotee waxtaan ak moom nag bëri na la ci njëkk nag mooy wàllu immobilier nan la ko gisee nan la ci duggee ak lu tax mu dugg ci moom nag indi na ci ay yaatal yu am solo ba ca topp nag mooy élection locale yi fii ci diwaanu Sindia ñoom nan lañ koy préparé parti socialiste taxaw gi mu taxaw ci li nga xam ne am na ko ci li waay mooy diwaanu commune de Sindia lépp dikkaat na ci ak école bi mais aussi tamit ci li nga xamante ni mooy élection locale yi nga xamante ni lañ dënmal moom aussi dikk na ci ak ay ambition am yooyu yëpp nekk ay programme yu yaat yoo xamante ni daal waxtaan nañ ci ak moom di leen rek wax ni ngeen taaxirlu seetaan ko ci li nga xamante ni mooy seen émission audience merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di nuyu di ziar Cheikh Mouhamadou Aïssata Ba xalif général Guet Ardo Cheikh Sidi Ousmane Ba mi sama buntu si kër Cheikh Aljuma maa ngi tudd Amadou Sow di Guillaume maa ngi fekk baax Sindia di promoteur immobilier di responsable politique parti socialiste Sindia. waaw promoteur immobilier maa ngi commencé ci secteur informel bi li ñuy woowee communément courtier may def courtage defe naa ci métier immobilier en 2007 laa ci investiru defe naa maa ngi commencé formaliser wu en 2013 laa créé agence bu ñuy dénommé Guet Ardo immobilier promotion immobilier nag secteur la boo xam ne du secteur bu yomb secteur bu jafe la mais secteur bu yomb la it jafe dans le sens que foncier dafa bëri litige mais dans un premier temps soo bëggee mu yomb si yow da ngay fexe nga xam lan mooy foncier si ñaari point rek lañ koy accès mooy na nga ko xam te dee si leerlu balaa nga ci engagé wu ñun nag ci promotion immobilier bi ñuy def dañuy def coopératif dañuy def lotissement dañuy def gestion it locatif di def vente de parcelles it di def achat de parcelle defe naa ñu ngi ci étape yooyu ñuy projeter nag des projets dans le futur commencer def ay cité et tout ça loolu mu ngi ci suñu mu ngi ci avenir bi wax. sànq yaa ngi koy wax seen biir wax wàllu foncier surtout nag ci commune bi mais ci département bu dafa bëri coow ci wàllu suuf est-ce que yooyee jafe-jafe yéen ñi leen koy dund en tant que promoteur fii ci Sindia. waaw ñu loolu moom mën nañ ne yàlla musal na ci nañu ci gum amaguñ loolu mais jàpp nañ loolu du suñu njàmbarte moo ñu ko may ndogal yàlla moo ngi ci mais ak li ma la waxoon fële ci njëlbeen it moo ngi ci parce que ñun dañuy def de telle sorte fii ci agence bi bu ñu présenter produit les vérifications d'usage la ñuy njëkk def ñu defee vérification boobu pare nag doog a waxtaan ak borom bu ñu defee protocole ak borom bu ñu defee vente it fexe it ba ñu def ay kiit suñu diggante client bi wone ne moom lim ñu santoon def nañ ko it defe naa loolu la rek mais litige yi ñu fiy dégg daal ñun dañ koy dégg mais yàlla musal nañu ci daal suñu clients yi mën nañ témoigner loolu à travers le monde parce que am nañ ay clients un peu partout dans le monde it depuis 2013 it ñoo ngi ci mais mosuñu fi am litige vraiment litige foncier fii nii ci Sindia. bu ñu liggéey ci wàllu promoteur bi nga xam mooy promoteur immobilier en même temps aussi yaa ngi yëngu ci wàllu politique nekk ci xam ne parti boobu mooy parti socialiste la woon mu ci taarix mu nekkoon parti boo xamante ni fa lañ doon jàngalee politique mais jamono jii ñu gis que ni xaw na dee d'abord fii ci diwaan Sindia liñ ko fi dégg bariwul lan moo war a tekkaaral boobu depuis bi nga xam ne kii seen leader Ousmane Tanor Dieng génn na àdduna. waaw tout d'abord suñu leader Ousmane Tanor Dieng dañ koy ñaanal yàlla xaare ka àjjana yéesal njéggal ci moom li nga wax nii nag bëri na ñu koy wax mais man du sama gis-gis wala ute naag li am parce que nit it des fois boo amul renseignement ci lenn wala bokkoo ci benn mbir it peut-être ni ko ñële di dundee
ak yow ni nga koy gisee day différent ñun dañu gis ne tey parti socialiste dafa gën a dund ci Sindia dafa gën a dund ci Sénégal depuis événement bi ñun ñi nekk ci parti bi di dund ci parti bi tey di responsable ci parti bi xam nañ ne parti bi mu ngi dund bu baax ñu ngi animer parti bi raison pour laquelle ñu ngi jëm ci ay renouvellement ci lu yàggul ñu ngi koy préparer dans la section parce que ñun ci section Sindia lañ bokk it bokk union coordination bu Mbour tey mais parti bi mu ngi dund ñu ngi koy animer parce que man na sa res hier dem naa defi ay visite de proximité ak giiréew camarade parti yi pour remobiliser ñëpp mais parti bi moo ngi dund gis-gisu nit ñi la rek mais ñun ñi nekk ci parti bi xam nañ ne moo ngi dund xam nañ ne fu mu toll nii sax la gën a am animation que bi fi Tanor nekkee loolu it man damay seede loolu. nga ko seede ñi ci bëri tamit dañuy jàpp ni diggante ci gannaaw bi ngeen bokkee ci biir Benno Bokk Yaakaar la kenn xamatul ni parti bi ndax existe na am déet ndax nag parti socialiste nekk na parti mag boo xam ne nii demal boppam na ñëpp doon xaar pas assez de muy dugg ci mouvance. waaw baax na xam nga loolu it dañu nekk benn parti bu structuré wu benn parti boo xam ne dafa am demo commencé nga ko yow ci sa njëlbeen da nga ne woon ku doon jàng politique ci parti socialiste nga jàng dafa amoon école du parti am instance dirigeante yu parti bu organisé lu parti bu structuré wu la ci li nga wax nii léegi nag loolu it defe naa ci néew na ci parti yi fii wala ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar boo xam ne demaat nga yow ci say instance de base consulter leen ñu jox la seen avis par rapport ak ànd ak Benno Bokk Yaakaar bi parce que man miy wax ak yow nii délégué départemental la bi ñuy laajte avis parti bi école Abbé Boila bu Mbour lañ ko def na yàlla yërëm Tanor it mu ngi fa woon mais consulter nañ defe naa ensemble bi keroog à l'unanimité dañu gisoon suñu compagnonnage ak Benno Bokk Yaakaar nañ ko continuer nañ ko gunge ci législative yi gunge ko ci présidentielle yi bu loolu passé nag ñu wootewaat beneen ndaje jéem a xoolaat yan yeneen orientation la ñuy jël mais ànd bi it ànd ak concerté la boo xam ne kenn ku ne joxe na ci avem comme ni ma la wax rek keroog ci ensemble bi ñëpp mën nañ ko seede ak journalistes yi fa ñëwoon ñëpp waxtaan parce que kenn ku ne da nga jóge ci sa boor ngay délégué am liberté boo xam ne du lenn lu la tënk parce que man mii di wax ak yow tey Tanor miinante wuñu xaw ma ko bi ma fay dem dama dem en tant que délégué bi ñu posé lay def débat yi bi ñu defee situation réew mi it xool yëpp gis ne ñun tey compagnonnage ñu ngi gis pour élection yi passé nañu ànd ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi àndandoog le président de la République Macky Sall mi fi nekk ñu liggéey mais ci échéance yi ñëw it day laaj ñun ñu toogaat it càmbar xoolaat suñu compagnonnage xoolaat suñu avenir bu baax ci réew mi. mi ngi noonu comme ni nga ko waxee rek tey jii ci wàllu compagnonnage ci biir Benno Bokk Yaakaar tey jii je pense que ni ñu ngi dëgmal ay élection locale yoo xam ne tànkoon nañ ko fii ci diwaanu Sindia taxawaay li nga xamante ni mooy maire yi dañuy mel ni duñ koy xaw a gis te dëkk bi tamit dafa mel ni na mu waroon a doxewu ko tey yéen tey nan ngeen ci jàpp taxawee ci élection yooyu nga xam ne ñu ngi koy dëgmal. ba baax na loolu it ñun am nañ ci point de vue parce que ay citoyen lañ ci réew mi te buñ ne citoyen moom situation réew mi yëpp moo lay concerner mais plus particulièrement muy élection locale bi nga xam ne mooy gestion locale bi ñu gën a concerner ñun directement am nañ ci ay gis-gis am nañ ci taxawaay te incha allah ci loolu ñun ñu ngi ci liggéey au sein du parti même ñun bu ñu dul le secrétaire général du parti ñu ngi ciy liggéey ci suñu boor tey liggéey ba am mérite wala jéem a recueillir confiance su parti bi tey mu investir ñu ñuy candidat parti socialiste élection municipale yi ñëw nii te ñu koy séentu it gox bi it comme ni nga ko waxee it loolu it ñoo ngi ciy apprécier boo gisee tey ñun ñu jóg takku tey taxaw dañu gis ne commune Sindia en particulier dafa doxalin ni mu waroon doxee waaw dañoo fàtte te gestion bi vraiment gestion la boo xam ne du gestion collégiale gestion la boo xam ne li may wax nii mën ngeen ko vérifier à travers la commune de Sindia tey doxalin la boo xam ne jëmul kër mën nañ naa quelque sorte parce que boo xool tey commune Sindia li muy jooy tey
am na ay communes yoo xam ne dama faral di ko wax ci Sénégal après l'indépendance lañu réglé woon loolu parce que boo ñëwee ci commune bu toll ne commune Sindia commune 42 000 âmes commune boo xam ne dama koy tuddee Sénégal en miniature Sénégal en miniature pourquoi ci commune Sindia ngay ñëw nga fekk géej fekk fi ñuy béyee fekk forêt fekk fi ñuy sàmmee fekk place industrie fekk les carrières bu fekk fi nit ñi mën a dëkk loolu c'est un pays en miniature yàlla def fi barke loolu it te Sindia a du mal à décoller ba léegi parce que boo ñëwee tey les doléances de Sindia mën nga ko vérifier les doléances de la commune tey mar bu metti moo am ci commune bi commune bokk na ci communes yi gën a lëndëm bokk na ci amul benn secteur boo xam ne tey fii ñoo ngi koy xool ci commune bi nga xam ne secteur boobu moo ngi dox te par rapport ak li ñu am tey Sindia a les moyens de se développer elle-même donc dañuy gis ne Sindia a des problèmes de gouvernance moo tax ñun it ñu jóg di liggéey te ñu gëm ne it ñun le rendez-vous de Sindia ñun la jeunesse ñun ñoo koy relever donc ci appel boobu it ci lancé bi ñu nekk noo tax dañ ciy woo jeunes yi di ci woo mag ñi di woo ñëpp xeebuñu ci kenn parce que dañu Sindia li koy yóbbu kanam rek mooy une gestion collégiale une gestion transparente loolu la Sindia soxla tey pour mu tegu ci raay di développement yi. waaw loolu taxaw nañ ci. loolu taxaw nañ ci ñoo ngi ci ku xam ñun parce que xaaruñu depuis mën nañ ne 3 ans ba jëm 4 ans ñoo ngi ci ay activités politiques tey yoo xam ne tey ñoo ngi dem fépp di waxtaan ak ñëpp tey pour nit ñi ñëw tey jël conscientiser les populations ñu xam parce que comme ni ma la waxee sànq rek Sindia tey du les moyens qui manquent mais dañu am problème d'homme problème leadership gestion bi fi nekk it gestion gabésique la te loolu li koy régler tey mooy population yi tey ñu conscientiser leen ñëpp jël ko parce que damay faral di wax loolu it au Sénégal tey et puis dans le Sindia en particulier tey da ngay gis ne ñu bëri surtout la jeunesse dañuy utiliser ay termes yoo xam ne termes yooyu problème yi ñu am wala malheur yi commune bi am tey defe naa loolu ci jeunes yi la jóge jeune bëri nañ ñoo fi waxtaanal wala nga wax dañ naan ci apolitique wala politiciens yi naka sa nudul noonu rek lañ fi nekkee mais defe naa loolu it politique li mu doon signifier loolu lay signifier ba léegi te tey jeune tey soo ne man je suis apolitique man daf may jaaxal parce que apolitique amul parce que bu dee la politique c'est l'art de gérer la cité c'est qui il faut ñu andi interrogation yooyu parce que tey bu ñu jëlee commune tey état jël 9 domaines de compétences transférés dénk ko commune muy suñu ndox muy santé bi muy sport muy suuf si muy l'hydraulique muy l'électrification loolu mooy nit ki bu dee yow nag loolu da nga yëkkati kenn jox ko mu gérer la yow nga ne da nga apolitique non man mënuma comprendre loolu koo gis ci àdduna dafa war a politique ce que ci compte par contre mooy que tout le monde soit politicien mais nit ku nekk doomu aadama bu yeewoo ci réew rek war na nekk politique bu dee politique saytu sa dundin la donc ñun ñëpp on doit être des politiques et non des politiciens donc ñun tey suñu mission première tey ci Sindia jafewul c'est conscientiser les populations wax leen lan mooy politique wax leen lu tax ñoom it ñu war a politique ñoom loolu mooy problème bi mais amuñu ay problème de moyens problème yi ñu am tey les moyens yi Sindia yor en disposition tey ñu yor ay nit ñoo xam ne des patriotes yoo xam ne tey mën nañu gérer loolu des hommes intègres yoo xam ne mën nañu gérer loolu tey ba doomu Sindia benn bu ne gis boppam ci commune bi parce que su ma ne la commune n'a pas trop demandeur dañu nekk ci benn commune boo xam ne yàlla dafi def barke loolu ñëpp xam nañ ko parce que tey commune yu Sindia tey soo koy vérifier tey da ngay gis ñëpp mën nañ ma seede loolu mën nga vérifier fu la neex it ci Sindia mooy la seule commune au monde booy fal un conseiller municipal bu amul salaire juróomi dërëm en 2 ans il devient millionnaire loolu c'est vérifiable gis nañ ko fi donc dañuy gis ñun suñu problème tey mooy koom yi ñu am ñu war a exploitation ressources yi li ñu war a orienté ci nit ñi dañ ko orienté wul ñi ñu fi jiital dañ ko orienté ci seen bopp ñuy développer au détriment des populations de Sindia tey. maa ngi dégg ci say biir argumentation lu ci ëpp da ngay def allusion li nga xam mooy ndaw ñi tey jii son excellence mi ngi doon woote jamono jii rek conseil présidentiel foofu ci diwaanu Diamniadio ci xëyum ndaw ñi tey jii yéen am ngeen ci part de responsabilité en tant que promoteur nan ngeen ci nar a tax ngeen jàppale liggéey boobu pour mu mën a jëm ca kanam. waaw loolu defe naa vision boobu président yi yor na vision boobu bu njëkk mais defe nañ ne
da ko gën a accélérer si fànn yi ñu nit bi ñu jógee décider engagé wu si politique di dagaan baatu askan wi tey si commune bi ñu gis ne it politique wala commune bi waaru yaatu la dañu accès si ñaari point mooy la jeunesse boobu président ñëw mën nañ ne moom bi mu ñëwee daf ñu si fekk bi mu ñëwaatee accéléré it dañu accéléré àndandoog moom si loolu parce que tey umpale wuñ ne tey umpale wuñ ne tey avenir u pays si baromètre yi ñu koy nattee mooy si jeunesse bi mu am tey si lañ koy nattee te kenn du def wax développement wala def développement nga bàyyi la jeunesse en rade parce que sëñ Babacar si radiallahu taala anhu da doon wax ànd ay xale kese moom nanguwul ànd ay mag kese nanguwul ñu ne ko lu tax mu ne xale am na kattan mais mag am na xam-xam donc xam-xam day ànd ak kattan ñu mën a dem te la jeunesse de Sindia en particulier tey man dama am yaakaar mooy sama force si ñoom laa koy puiser boo gisee jeunesse bi ñu am tey macha allah matière grise baa ngi si patriotisme baa ngi fi donc li des jeunes yooyu ñu fexe ñu mobiliser leen autour du projet de la commune tey pour que commune bi tey ñu mën koo développer donc mën nañ ne la président si li mu nekk ñun def ñu si fekk si suñu cheval de bataille tey la ñu fekk donc ñun ñu ngi rafetlu loolu it ñu ngi koy tàllal ay loxo it mu jàppale jeunes yi parce que développement réew mi moom ala kulli haal si jeunes yi la mën a jaar. waaw incha allah rabbi maa ngi liggéey si candidature boo xam ne tey dama koy liggéey au sein du parti socialiste pour ñu investir ma comme leur candidat maa ngi liggéey du si parti parce que la gestion commune ak gestion collégiale bi ñu bëgg a tey du parti day dépasser clivage du parti tey du parti dañuy woo parce que loo xam ne dafa concerner dundinu doomu commune Sindia donc képp kuy doomu commune Sindia ñoo ngi lay woo si loolu du fixé nañ ko mais comme yàlla def na it am na fu ñu doon militer si parti te li ñu bëgg a tey si foofu lañ ko bëgg a jaarale si gis-gisu parti loobu doxal te gis-gisu parti socialiste tey si doxalin du lu dul gestion collégiale gestion sociale booy xool les mots dont souffre le Sénégal dont souffre la commune c'est manque de solidarité nit ñi dimbalante wuñu mais nit ñi bu ñu doon dimbalante tey problème du am man defe naa ne du ñu régler problème yëpp mais problème yi dina gën a mën a wàññeeku te tey ñun suñu politique tey si socialisme lañ ko basé tey donc mais ñu ngi siy woo ñëpp kenn ku ne parce que si gestion bu ñu bëgg a def kenn ku ne da si am xalaat Ibrahima mi toog da si am xalaat Djibril Ba mi da si am xalaat dafa am ay décisions yu mu fi war a joxe ay point de vue yoo xam ne da koo am si biir moo tax ñun si li ñuy liggéey nii ubbi nañ benn programme boo xam ne tëjuñu ko ñoo ngi dem auprès de ñëpp waxtaan ak ñëpp recueillir doléance su ñëpp dañ see am seen point de vue pour que au finish ñu mën a am un programme issu des populations mais fait pour les populations. sama laaj bu mujj bi sax naa mel ne koo xam ne ngaa ñëw sama laaj ci wàllu solidarité dafa mel ni monsieur qui est trop social loolu la ñu nemmeeku ci lu ñuy yàgguñu fi mais sant nañ ko donc kon population Sindia buñ la amee j'espère que ñu seen chance lay doon. non alhamdulilah rabbil alamin parce que loolu it ñun dañ koy sante yàlla te defe naa base yooyu it éducation bi ñu recevoir ñun si suñuy parents tey mu ngi si mais la formation qu'on a eu au niveau du parti socialiste parce que parti socialiste du lenn lu dul socialisme te tey ñun dañu gis ne tey socialisme tey socialisme moom manqué tey si àdduna bi ñun ñu formé mu si loolu donc ñun loolu lañ def cheval de bataille tey ci programme bi ñu yor tey le social moom moo jiitu si aspect boobu formation bi ñu recevoir la tey boo xam ne it ñun te parti socialiste ñun dañ ko gëm par conviction dañu gëm parti socialiste par conviction jàng si nag jàng si parti socialiste li nga xam ne tey jël nañ formation fi ñu waroon jaar yëpp ak parti bi tey def nañ formation yi xam nañ te loolu la ñuy doxee te ni ñuy doxee tey social man dama koy wax social looloo manqué si réew mi. macha allah am na solo kàddu gi bu jigéen lay doon. waa xanaa di sant waa Mbour TV gum di ko commencé si Omar ak Pape caméraman bi maa ngi sant Djibril Ba siiw di sant Ibrahima Ba muy sama mag di sama xarit di sama conseil maa ngi sant Samba Sow it waroon na fekkee interview bi mais dafa dem
dafa am obligation yu mu doxi Thiès di sant population Sindia bi yëpp di leen tàllal loxo it si projet bi ñu nekk ñu xam ne projet boo xam ne ñun buñ ko yëkkatee tey di yëngatu si loolu ñoom ñoo tax ñun ñuy yëngatu tey ñoom ñoo tax it ñun ñuy sonn parce que ñun amuñu lu dul la commune de Sindia Sénégal nag lañ bokk mais yàlla daf ñu boole ak la commune de Sindia tey te ñu gëm ne tey kenn du jóge feneen ñëw développer commune bi à notre place donc nañu uniru autour de l'essentiel c'est la commune de Sindia. comme niñ leen ko waxee woon rek suñuy njël benn wax j'espère que ni dégg ngeen interview bu am solo bi nga xam ne defa nañ ko kii di Ousmane Sow moom nag mu nekk promoteur immobilier en même temps aussi politicien di militaire di nga xam ne mooy parti socialiste gannaaw laajee tontu gis nañ lim ñu tontu mu nekk lu am solo nekk loo xamante ni aussi tamit nekk na lu important moom aussi tamit nekk nit ku social moom daal tey lañ sees woon fii nii ci diwaan Sindia di gërëm rek ñëpp ñuy jàppale woon ci liggéey ba mu yemb Pape Messi moo nekkoon ci caméra bi Oman Ndiaye moo leen ko doon jotali dina jox rendez-vous très prochainement ak beneen invité seen émission audience jërë ngeen jëf.